alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'alhu iwajan wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana wa habibana wa shafi'ana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khulafa rashidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin boo ko julli si ñu ngi dal si waatee ci guddi àjjuma bi tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab 1442 hijriyan muy le 11 mars 2021 waaw tey moom dañuy delluwaat rek comme ci les sourates avec cible waaw ñu wax rek ni fàttali mënul ñàkk parce que tamit am na ñoo xam ni ils viennent de prendre le train en marche waaw kon nag il faut ñu fàttali leen wax rek ni yaa ayyuhal lazina aamanu yi nekk ci biir alxuraan 88 la waaw Baqara am na ci Ali Imran am na ci waaw ñoom ñëpp daanaka bari na ci saar yoo xam ne am nañ ko waaw Maïda am na ci Nisaa yi am na ci waaw ba tey moom dañuy attaqué rek suratul Hijr waaw suratul Hijr xam ne seen histoire ñu ngi ko nettalee ci saar bii la sourate 15 ba'da auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim histoire bi seen histoire c'est dans la sourate 15 waaw entièrement révélée à la Mecque waaw saar bi Makka la wàcc waaw sauf laaya juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar le verset 87 boobu ça a été révélé à Médine ñu jikki ko comme d'habitude rek baax da auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim laqad ataynaaka wallaay jox nañ la sab'an minal masaani wal qur'aanil azim da jox nañ la juróom-ñaari laaya yi muy fatiha ñu noonu waaw ak alxuraan bi nga xam ni dafa sublime waaw nous t'avons donné les 7 versets qui sont à la base du livre ainsi que le Coran sublime waaw mu koy wax rek laa tamuudanna aynayka nee na bul jël sa bët nga teg ko ci ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum nee na bul jël sa bët nga teg ko ci ñi nga xam ne dama leen xéewal ci yenn couple waaw jox leen ba ñu doyal waaw nee na bul jël sa bët nga teg ko ci ñooñu waaw ne te laisse pas éblouir par les richesses que nous accordons à quelques couples ngeen baal ma rek tey damaa soj comme li ko Serigne Cheikh daan wax rek nee na ñëpp a soj mu soj waaye may tey de ñu noonu nee na wala tahzan alayhim nee na ne te soucie pas bul am problème si ñoom waaw wax fit rek janaahaka lil mu'minin nee na nga waaw nee na wala tahzan alayhim nee na boo ne te soucie pas d'eux waaw bul am problème ci ñoom wax fit rek da ngay firi janaahaka lil mu'minin nee na nga firi sa laafu yërmande ñeel jullit ñi allahu subhanahu wa taala dafay wax yonantam bi waaw comme ni ñu la révélé ak jox la alxuraan bi nga xam ne dafa sublime maa ngi jégalu de waaw nee na comme dañ laa jox révélé le Coran sublime kon bul n'attends pas tes yeux vers ce bas monde et ses clinquants waaw nee na ce que nous avons donné à quelques-uns car ce ne sont que des jouissances éphémères la ñu leen jox moom dañ koy xewaloo benn diir rek ñu fàtte ko waaw nee na kon nag ne les envie pas waaw que ton âme ne se répande pas en regret waaw bul toog di wax ñi kat yàlla xewale na leen man nag voilà li la yàlla jox moo ëpp yooyu li ko yàlla jox moo ëpp loolu yëpp alxuraanul azim waaw moo ëpp àddina ak li ci biiram waaw moo tax nee na booy nekk di regretter da ngay contredire sa bopp waaw ñu tàmbali saar bi rek bismillahi rahmaani rahim tilka ayatul kitab nee na yii verset alxuraan yii laaya nee na wa quraanun mubiin alxuraan bu biir la waaw mooy c'est un livre évident waaw rubbama yawaddu lazina kafaru nee na law kaanu muslimiin nee na bu ñu demee yowmal xiyaam ñi nga xam ni dañoo weddi woon borom bi yéeféer yi dañuy wax ak neexoon tey ñu dellu àdduna nekk jullit c'est trop tard zarhum bàyyi leen yaakulu ñuy lekk wa yatamatta'u ñuy xewalu wa yuxil amalu fa sawfa ya'lamun nee na bàyyi leen ak seen ambition waaw ñoom dinañuy xam la vérité bientôt waaw wala xaa te ñoom envoyé bon wala xaa kitaabun ma'luum waaw non
wa ma ahlak naa du ñu détruire mooy du ñu sànq benn min xaritin ci benn dëkk illaa wala xaa kitabun maalum ndara rek ñuy yónni ko ñuy envoyé leen téere boo xam ne bii bu précis la waaw ay téere bu précis waaw ma tasbihu min ummatin nee na amul benn communauté boo xam ni dañuy ummatin ajalaha nee na amul benn communauté boo xam ne dañuy devancer son terme mooy ñu war leen alak duñ ko devancer mais temps bi ñu xam ne moom lañ leen di war alak bu egsi rek ñu alak leen voilà moo tax mu ne waaw min ummatin ajalaha mooy daal bi waaw wa maa yastaxiruna te kenn di ko yéexee tamit waaw kenn di ko yéexee kenn di ko avancé kenn di ko yéexee waaw waxaalu ñu wax yaa ayyuhal lazi yow yéen gaa yi nga xam ni nuzila wàcceef na alayhi ci moom ak zikru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy wax innaka la majnuun yow da ngaa dese waaw da ngaa àndul ak sa sago voilà mooy verset 6 waaw law maa taati naa bu fekkoon joxoon nañ leen wàccee na ñun bil malaayikate in kunta mina sadiqin waaw nee na yow dangay nekk ci ñi nga xam ni dañ koy dëggal waaye ña ca des moom malaaka bu wàccoon sax ñu weddi ko maa nu nazilu du ñu wàcce al malaayikata malaaka illa bil xaq malaaka moom bu ñu koy wàcce ci suuf rek am na lu tax waaw te ñuy ñaan rek bu mu koy wàcce parce que bu ko wàccee bu ne rek li gën a bari safaan lay doon waaw waaw wa maa kaanu mundarin waaw nee na waaw wa maa kaanu te ne ko nañu mundarin ñu leen di xupp di leen wax di leen avertir waaw waaw ñuy weddi nag dinañu am mbetteel d'ailleurs laaya 27 ci suratul anam suratul anam mooy la surat 6 le bétail waaw indi na ko di wax ni walaw taraa donte gisoon nga is waxi fu waaw ñu taxaw ala naari ca safara fa xaalu ñuy wax yaa laytanaa woo nañu suñu toroxte nu raddu bu ñu mënoon dellu àddina wala nu kaddi bi ayaati rabbina kon du ñu weddi tey jën yi di ñu weddi nii waaw wa nakuuna dinañ bokk minal mu'miniina ci ñi nga xam ne dañu gëm nañu borom bi waaw inna nahnu nazalna zikra waaw mooy alxuraan ñun ñoo koy wàcce wa inna lahu moom alxuraan la xaafizuun ñoo koy wattu waaw gis nga ko moo tax alxuraan tey loo ci def feeñ borom ba koy wattu moo koy wattu waaw moo tax c'est Allah qui a fait descendre le Coran qu'il est sous sa surveillance waaw et sous sa garde waaw contre toute modification ou altération waaw ak fu mu mën a jóge nag ak fu mu mën a jóge wala xat arsalnaa wala yónnee nañu min xablika yow njëkk yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii siyeel awwaliina d'anciens peuples ay peuples yu yàgg waaw yónni woon nañ leen comme nañ la yónnee ci xeetu ñu mujj ñi waaw ñu mujj ñi mooy ñun waaw maa yaa parce que rasul yónni keneen waaw maa yaatihim déet ñuy dikke min rasulin ñu leen di dikkee min rasulin ci yonante illaa kaanu ndara rek ñu nekk rek bi yastahzi'uun di ko yëjj waaw di ko yëjj mooy di ko mokke di ko sabote waaw Allah subhanahu wa taala pour réconforter son messager dalal xelam mu ngi koy raconter histoire ak la fin de tant de peuples passés qui avec mépris ñi nga xam ne dañu weddi woon en raillant le prophète di leen mokke di leen sabote di leen traité d'imposteur di wax ni kenn yónni wu leen yéen fii ñëw rek di wax ni leen yónni waaw léegi nag ils eurent une triste fin waaw mujj gu ñaaw la ñu am ñoom ñëpp waaw kazaalika nit ki noonu nasluku la ñuy coof fii xulubul mujrimiina ci xolu ñi nga xam ne ay bandi lañu waaw mujrimiina par exemple waaw mu ngo nee na laa yuminuuna du ñu gëm bi ci alxuraan du ñu gëm ci yonent bi waxat xalaat wéy na sunnatul awwalina l'histoire des anciens waaw li nga xam ni anciens yi ci la ñu nekkoon di jaamu borom bi nee na loolu wéy na léegi waaw te pourtant histoire ak mu mujjanteel ñu jëkk ña ñëw na pour fàttali pour jàngale waaw dafay wax rek law fatax naa alayhim donte ubbi woon nañu alayhim ci ñooñu noonu di weddi baaban nee na
buntu mina samaay ci asamaan ñu bënn asamaan waaw nee na fa zallu fii yarujuun nee na bu fekkee dañoo quand bien même ñu ubbi les portes du paradis ak du ciel pour leur permettre l'ascension nee na aux voûtes célestes nee na dañuy wedd rek la xaaloo xam nga lu ñuy wax innama sukkirat ñun suñu dañoo sakk dañoo gumba waaw ab saaru naa suñuy bët yi dafa sakk waaw bal nax nu nag waaye li fi nekk nag ñun xawmun masxuruuna lañu waaw moo tax muy wax rek wala xadd jaal naa fi samaay def nañu ci samaay fi asamaan juróom asamaan buru jan nee na le zodiaque les constellations mooy boo siggee rek boo xoolee rek mu guddi rek nga gis étoiles yi partout fu ne mu éparpillé loolu mooy constellation waaw nee na wa zayyanaha ñoo ko orné li nazirina pour ki nga xam ne il a le plaisir di observer l'observateur ki nga xam ne day xool asamaan di méditer ci kàttanu borom bi waaw nee na kooku plaisir lay am buur bi wax na dëgg voilà kon nag illa man istaraxa sama ne ndara rek le démon mu di ki nga seetaan bi nga xam ne dañ ko waxti wala dañ ko falas waaw nee na fa atbahu mu topp ko shihabun jum mubin bu enflammé missile fii la jëkke tubaab bi defar missile fii la jëkke parce que une assemblée boo xam ne dafay am aussi au niveau du ciel dans les voûtes célestes ñun ñu baax ñeeg yonent yi ñoo fay daje pour di déterminer sur le sort des humains waaw léegi nag seetaane yi nga xam ni ñoom ñu ngi noonu dañuy daw ba ci foofu di déglu tataan seen nopp mais bu ñu leen gisee rek sànni leen jum waaw mooy missile bi dañ ci bind seen tur moo tax du mooy mukk fu ñu jaar def leen di topp ba lakk leen voilà moo tax am na yu bari moom alxuraan bi mu ko junjee kenn xamul kañ la plus de 1400 ans ay missile yi Allah subhanahu wa ta'ala en créant les cieux et les a garnis de constellations nga ko ay étoiles yu mu ko defar franchement dafa rafet waaw mooy constellation un groupe d'étoiles waaw nee na ay planètes yoo xam ni autant de signes la pour ki nga xam ne dafay observer di méditer waaw di xalaat ci kattanu borom bi nee na kooku ay signes la ci moom waaw il sera ébloui dina yéemu ci rôle ak leur mécanisme mooy planète yeeg étoiles yeeg galaxies yeeg lu nekk rek am na rôle boo xam ne moom lay jouer au niveau de l'univers voilà moo tax noonu sax la ñëwee yamul foofu dafa wax tamit il a étendu la terre comme ni mu ñëwee si sourate Zariyat sourate 60 verset 40 et 48 wa samaa'i banaynaahaa bi aydin waaw nee na asamaan ñoo ko sos bi aydin mais doo wax loxo waaw boo waxee loxo rek di personnifie déjà Dieu waaw moom koy da ngay wax rek wa samaa'i banaynaahaa bi aydin ci suñu kattan waaw ci suñu omnipotence ci suñu puissance waaw wa innaa la musii'uun te ñun ñoo koy tàllal asamaan bon borom xam-xam yi nee nañu fa na mu toll woon ba ko yàlla bindee ci jamono nee na tey jii nii dafa yokk waaw kon loolu mooy indi lii innaa la musii'uun ñoo koy tàllal parce que dafa mu nekkoon day gën a yokk waaw nee na war tamit nee na suuf farashnaahaa ñun ñoo ko nivelé waaw fa ni'mal maa'iduun ak rafet façon bi ma niveler suuf waaw loolu parce que bu ko niveler woon rek bon dañuy am ay problème pour ñuy dox ci suuf waaw ñuy dox ci suuf waaw moo tax rek sant borom bi dafa sant borom bi waaw defal la yëpp te yow fayoo ko dara waaw nee na moo tax war na ci doomu aadama mu delloo ko njukkal waaw parce que oxygène bi ngay noyyi rek déjà yow doo ko fay dara fayoo ko dara waaw te fii nag moom courant bi wala ndox mi moom boo fayul gars yi coupé la mais yàlla moom du coupé kenn waaw kon nag mi ngi noonu yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu sutura allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaa'ika hadahumullahu wa ulaa'ika humul ulul albaab al-birru laa yablaa wa zanbu laa yunsaa wa dayyaanu laa yamuut if'al maa shi'ta wa kamaa tudinu tudaan wal aqibatu lil muttaqiin fi amaanillah